maa ngi leen di nuyuwaat mbokku internet yi di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak seen déglu ñu dellu siwaat rek si seen rubrique décortique bu soxal série bi di Virginie bi nga xamante ne mooy daw dans la semaine nekk le mardi jeudi ak samedi épisode bi nag nekk épisode 16 bu daw démb ñu gis ne épisode bi nag mu ngi s'articuler autour de la remise des notes du premier semestre ñu gis nag loo xamante ne changement am na ci loo xam ne sax mësut am mu nekk le cas de Momo Camara. Momo Camara, il a été toujours le premier de sa classe, mais actuellement il a fait ex-aequo avec Virginie Ndiaye avec une moyenne de 15. Cathy, elle est la première de la classe. Donc ñu gis nag ci joxe boobee loo xamante ne c'est une surprise, c'est le cas de monsieur Ndaw moom moo am une moyenne de 13,50. L'ami de Adja Fat Bintou aussi gis nañ ko, elle est la 5e de la classe avec une moyenne de 12,50. ñu gis nañ ñi ci des que daanaka kenn amu ci moyenne sax la ñu mën a wax, waaye nag li jaaxal ñëpp mooy Momo Camara moo yey jooy parce que loo xamante ne mosoo ko am boo ko amee rek di nga jaaxle. te li ko yóbbee yéen ñëpp xam ngeen ne ginnaaw bi nga xamante ne Singom Hollywood bi nga xam ne moom moo koy jox doole di gën a yokkoo xam-xamam jour examen devoir yi dañ ko daal jour examen yi sax du moins dañ ko jël te ki ko jël sa gis nga ko mooy Biggi mujjuta am benn yoon sax moyenne. ñu gis ne dans toutes les classes dina am ñoo xamante ne duñu bëgg mës a daanu tout le temps, dañuy bëgg a nekk toujours les premiers de la classe wala première, mais nag souvent changement bi am xëy na dina ko gën a motiver waat. ñu gis tamit benn geste boo xamante ne am na ci ñaari xarit yi muy Cathy ak ki nga xam ne rek mooy Fatel mu nekk loo xamante ne tey jii wax na ko kàddu goo xam ne bari na si ñaan ñoo xam ne rek ñu ngi ànd souvent nag note sax moo tax sax ñu am benn genre dispersion, dañuy daal di xaajaloo ci wàllu note. loolee nekk jalousie bu ama diggante élèves yi tax na sax ñu bëri seen xaritoo mu ngi yàqu ci bi nga xamante ne rek sama morom dafa am moyenne man aw ma moyenne. boo dee borom nopp dañ naan diw ndekete dañuy ànd waaye moom day jàng et tout. ba tax na nag kenn ku ne rek nga war a bàyyi sa xel ànd ak nit ki terewut yow nga war a toppatoo sa côté, ndax bu réussir boppam lay yóbbul yow tamit boo amee sa bopp ngay amal. kon nag dans le cadre de l'éducation si jàng kenn ku ne booy jàng bu seet sama xarit mais jàngal def li nga xamante ne loolu la bu ëllëgee moom boo amee note bu baax nga am ko. waaye tey jii jël nañ kat yi fab ko seen kaw lu ne mu koy def waaye terewut day làqatu ci côté am jàng ba moyenne bu ñëwee moom mooy nekk moo ci gën a am note yu baax. daanaka ñoom ñetti ñooñu mooy ki nga xam ne Fatel ak Maïcha kenn ak ku góor ki nga xam ne rek mooy seen góoru mbootaay ñoom ñëpp kenn amu ci moyenne. et pourtant moyenne et pourtant kat yi nag moom lépp moom lañ koy defloo ci këram lañ nekk. kon nag mu jot ci ki nga xam ne rek mooy Maïcha wala Fatel ñu jël seen yoonu bopp nag wutali seeni bopp, ndax kat yi malgré lépp lu muy def muy góorgóorlu pour am moyenne boo xamante ne rek day nekk toujours la première de la classe. tey jii Momo am na lu ko métti ndax li ko dal mësu ko dal. ñu seet nag ci aussi si beneen séquence tout le temps nag bu ñu joxee résultat yi premier semestre yi toujours dañuy gis ñi nga xam ne rek dañuy am moyenne dañ leen di féliciter. mu nekk loo xamante ne kenn ku ne war nga ñaan yàlla bokk ci parmi les meilleurs dans une école ak dans une classe aussi. kenn nag mënu ne man maa jël première waaye na nga jàng parce que sa papa da la fayal di la jox xaalis ngay dem école di wàcc mu la jox ngay lekk. rafet na wala sax xel rafet na nga daal di jàng ba am moyenne bu baax nga ñëw jox ko. waaye gis ngeen Diallo ak doomam bi tey jii wax ju mu wax nag mu mel ni am na ñoo xamante ne duñu xalaat mukk situation seeni waajur, ndax doomu Diallo bi bu gisoon papam fu mu toog di jaay li nga xam ne rek mooy ndékki mu waroon a gën a góorgóorlu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy gën a tudd ci moyenne bu baax ci école ba, ndax mu am liggéey bu barke daal di jàppale papam. waaye nag dafa am ñoo xamante ne tant que fippi woo waxtaan ak ñoom du ñu def li nga xamante ne loolu nga bëgg. ndax ku la jëlee Guinée ba Sénégal indi la dugal la ci école yu baax di la fayal, kon xam nga ne sa papa wàccoon na ak yow. kon yow rek yaa war a góorgóorlu am moyenne bu baax am niveau bu baax jàll jàppale ko. loolu yëpp ay conseillers la pour ñun jeunesse bi ñu bàyyi xel ci suñu waajur li ñuy sonn ci ñun ñu góorgóorlu bu ñu leen mënta fay yëpp aussi ñu defal leen la moitié. ñu gis tamit nag bi nga xamante ne kii di Toch ak Virginie nag gis ngeen wax ci nga xamante ne Virginie wax na ko, nee na ko ñoom ay lu am seen diggante ñoom ñaar la nag te bu ci duggee rek dina ci am ay jafe-jafe. kat yi nag noot na ki nga xam ne mooy Toch ci wàllum xaalis bi nga xamante ne moom la def te moo commandité vol boobu yëpp def ko. waaye nag xaalis fu mu jaar rek dafa mel ni ngor dafay bëgg a jeex. waaye nag Virginie nekk na nit ku baax ndax xamal na ko ne nekk nga fi te kenn du la fi mës a jëlee. mu koy wan ne rek mu bañ a dugg si digganteem ak ki nga xam ne rek mooy kat yi donte sax dafa bëgg jàmm la paix comme nuñ koy waxee
waxee ñu teg arme yi waaye nag dafa fekk booy teg arme dafa fekk nga joteeg nit waaye koo xam ne dafa ñëw da nga ñëw rek mu daal nekk mu jéem moom daal mënu laa supporter loolu aussi c'est un peu difficile donc mu nekk séquence boo xam ne aussi jàngal na ci lu bëree bëri mu nekk beneen bi nga xamante ne nag moom laay mujjee mu nekk séquence bi am diggante papay Kati directeur Sakho ak Kati bari na xale yoo xamante ne tey jii ci seen fortune papa ci la ñuy sukkandikoo ngir mën a détruire nit ñi te Kati noonu la def tey jii lu bëri mu ngi koy wax ci école bi sax directeur du koy yëg mais daf koy def di ko wax papam comme si directeur moo ko yónni ngir rek mu mun a noot ñi nga xam ne ñoo ay professeur am noot tamit ki nga xam ne rek mooy directeur am bu ko defee moom lu ko neex lay def foofu te tamit bu naree wax mu ne ko sama papa ndax kàddu gu mu ko waxoon keroog moo tax Sakho jaaxle il fallait que moom mu wax ko papam waaye nag ndekete Kati lépp li nga xamante ne mi ngi koy def ci école bi ak comportement bi papam àndu ci ndax yëgu ko daf ko yóbbu école mu jàng bokk ci ñuy gën a am note yu baax yi waaye jëf ji mu jëf tey ji bett na papam ndax xalaatewuñ ko ndax xiifut marut rafle wut te am na lépp li nga xamante ne que bëgg na ko papam ni mu ko sant mooy comportement bu baax jàng am note nekk parmi les meilleurs dans la classe donc loolu la ko santaane mu bari nag ci loo xamante ne si seen fortune papa ma ngi koy waxaat ci la ñuy sukkandiku mun a jënd professeurs yi directeurs yi rawatina sax yi responsable yeneen yi nga xam ne ñoo gérer wàllum école bi kon nag mu nekk série boo xamante ne tout le temps rek dañuy indi benn fait de société boo xamante ne ñu ngi fii ñu ngi koy dund ngir rek niñ ci bàyyi ci niñ ci mun ci bàyyi xel am alal bu mu tax nga daal di détruire ci ñi nga xamante ne yëguñu tiñunu am alal bu mu tax nga fàtte ne li nga yor yàlla moo la ko jox te un jour viendra mun na ko récupérer jox ko keneen kon nag nañu maase dañu wàcc suñu bopp ba maase ak suuf si te xam ne ñu ñëpp fa la ñu jëm waaye tamit nañu ànd ak ñëpp te xam ne ñëpp mënuñu yem waaye nag jéem a supporter ñëpp ak seen i comportement ak seen i jikko ndax yàlla daf ñoo bind te yemalewuñu kon nag mu nekk épisode 16 bi nga xamante ne moom lañ ci amoon ay analyse ma leen di jaajëfal ci ànd bi ak déglu bi waaye tamit duma tàyyi di leen wax ngeen jéggal ma ci yenn kàddu yi ñëw ma fii pour waar kenn ñëw ma pour jubanti kenn damay apporter ay analyse rek ci différentes séquences yi nga xam ne rek ku ko seetaan di nga mën a yee sa bopp waaye tamit bu fekkente woon ne sax di nga yaa ngi def yenn di nga ko mën a bàyyi te xam ne àdduna amul solo jërë ngeen jëf